muy mbir ma xamante ni moo xew foofee ca camp pénal muy détenu yi fa daal di nekk ñoom ci ab grève de faim la ñu daal di nekk ngir rek daal di ñaxtu ñaawlu condition yu métti yi nga xamante ni ñoom la ñu daal di nekkee muy lundi 28 avril bi nga xamante ni ci lañ daal di génne ci lañ daal di entamé ab grève boo xamante ni ñoom tàmbali nañ ko mbir ma nag li ko waral comme ni mu ko waxee rek bu ñu sukkandikoo sunu naataangoo yi nekk ci Dakar Actu moo di cité ñi Dakar Actu ñoom nag détenu yi la ñuy daal di wax mooy condition yi ñu nekkee dafa daal di metti lool ci fa li nga xamante ni moom moo di ca camp pénal loolu war a ñu entamé ay ab grève de faim binta ngir ñu daal di ñogal seenu nekkin foofee nga xamante ni moom moo di ca camp pénal c'est pas la première fois ñu daal di gis ay détenus ñuy daal di revendiquer conditions yi ñañ fa njëkkoon a gis ñoom dañoo génnoon sax di jàmmaarloo ak ñi nga xamante ni ñoo di garde pénitentiaire yi fa daal di nekk jàmmaarloo ñoom ba ñu daal di taal seenu cellules yi ñu nekk ak jaxase seen i bagages seen i nangam tey bu ñu gisee ñeneen ñoo xam te dañoo génn di revendiquer ay meilleures conditions de vie lan ngay daal di jàngatee mbir mi. waaw léegi camp pénal ñoom ñoo génn ñoom moom rëbës moom bu génnee nu ñuy def. moo ma jaaxal rëbës nga xamante ne nii la fa nekk maara day taali moo ma jaaxal ëpp na 5 fois li nga xamante ne nii moom moo nekk camp pénal ñi nga soxna Ruba man chaque jour bu jot ma toog fii wax situation carcérale bi nga xamante ne nii moom moo metti nit ñi dañuy ñëw naan laan paquetage bi mais yow mi fay dem nga dem visite seet ab détenu boo xamante ni tey jii ne moom moo fa nekk yow sax da ngay sonn soxna Ruba ci bunt bi ngay njëkk a sonn ci naaj bi yow mi ñëw di seet si nit ki soo ñibbee da ngay feebar waxuma la ak nag détenu bi nga xamante ne dañ kaa jël dugal ko foofu moom da ngay ran soo renwee ci buntu bi ñu ngay jël say permis nga wane sa pièce d'identité permis de visite bi nga xamante ni ñoom ñoo la koy jox fële ca palais de justice nga ñëwati duggati ca salle ba keroog Bakary ñu ngi ciy waxtaan c'est pas audible yow mi ñuy woo sax soxna Ruba Saw mi ñuy woo soo dégluwul bu baax doo dégg mu ngay riir des milliers de personnes des centaines de personnes ñoom ñooy xëy par jour di fa ñëw léegi nga xool ñu ñëw visite mu leer la ni tey bu doon 1000 détenus ñoom ñoo fa nekk 10 personnes tey ñoom ñoo ñëw visite ñëw seet si seeni détenus léegi yow nga xool la fa ñëw visite ñu daal di ne la nga multiplier ko par 1000 moo nekk nombre de détenus li nekk ci biir soxna Ruba tu te poses la question bërëb bii nan la fi ñuy war a mën a nekkee soxna Ruba foofu soo bëggee dem ginnaaw kër da ngay ran boo bëggee sangu da ngay ran boo bëggee tëddin ba metti na boo bëggee lekk ga togguñu ko ci condition yu baax léegi imaginer toi tey loolu noonu yépp nga jël ko di ko teg doomu aadama pare daal ne ñii duñu fipp nañu moytu gis nga garde pénitentiaire yi am nañu formation bu mucc ayib am nañu liggéey bu mucc ayib mais am na nu muy demee gis nga ab ful kenn mënu ko téye li xewoon Rëbës barki Dembo Njaay te moom mii di Ousmane Diagne mu tombe ci magistère am moom ministre de la justice ak ki nga xamante ne nii moom moo nekk le nouveau directeur bu administration pénitentiaire ñu taxaw ci am ci taxawaay boo xamante ne moom lañ ci daal di taxaw boo ñëwee visite bi gën a sévère parce que dañ doon wax naan yambaay yi ñu ngi koy jël di ko dugal ci biir ginaar yi nga xamante ne nii moom moo fa doon dugg téléphone portable yi ñu ngi ko jël di ko dugal ci biir ginaar yi ñu leen di toggal ak ci ñam yi nga xamante ne moom lañ leen di defal entre autres génnee fa ay ngànnaay d'accord mais dama ne ku yàgg dem prison yàgg yóbbul détenu lekk soo àggee visite ba ñu koy visiter dañ kaa bañ ba dañ naan laan lekk bi censure la jëm dañuy jëlub kuddu di jéqi foofu mënoo faa dugal yàmbaa te duñ ko gis kon ñoom am nañu défaut boo xamante ni tey sàggan nañu ba yàmbaa boobu romb leen dugg muy benn ñaareel ba ñu daal di ne ay téléphone portable dafa dugg téléphone portable mënoo kaa dugal ci ñam te ñoom ñuy censurer lekk gi di xool lekk gi ba xam am na lu ci nekk wala am na lu ci nekkul kon bu duggee nañu njortees ni ñoom ci seen biir am na jëf joo xamante ne nii ñu nga koy jëfante ak détenu ba tax na loolu di ja am porox ndollu goo xamante ne nii foofu lay jaaree et que man loolu moom moo ci sama propre analyse parce que loolu la xel nangu parce que dama fay dem léegi beneen bi nga xamante ne nii moom moo ci daal di des lekk gi nga xamante ne ñu ngi leen koy jox soxna Ruba lekk gi soo ko joxoon tey say xar sax say xar bëgguñu kaa lekk te am na ci ñoo xamante ni dañ leen di jàpp seeni famille ba ko war a indi lekk ak naan ñoo ngi Cees ko détenu boobu amul ku koy indi lekk ak naan ci loolu ration boobu noonu ci la yaakaar nga ñëw jox ko daggitu mburu jox ko daggitu kaasu dute amut meew amut café amul dara
yow boo amul visite amuloo ay parents yoo xamante ne ñoom ñoo lay indi lekk fooy lekkee lekk gu baax ceeb boo xamante ne dañ naan laan boo koy lekk dafay mel ni dafay xeeñ xetu ceeb boo xamante ni sebet bi setul moo jaga boo xamante ne nii tey jii nii moom ngay jël di ko lekk ndawal maara day taali fan nga koy lekkee jël nit def ko ni mala te duñu ay mala nag soxna Ruba ay nit lañu c'est parce que dañaa fauté nga war leen a mën a corriger ñu daal di ne lu ci mel ni rëbës dañ leen faa daal di teg parce que atteeguñu leen bu ñu leen attee yóbbu leen camp pénal mais léegi rëbës la nga xamante ne nekk na fa fees na camp pénal ña ñu atte yóbbu leen fa fees na longue peine yi ñoo ngi rëbës ñi am peine yu ndaw ñoom ñoo nekk fële ca camp pénal bu yuuxoo ma ni rëbës moom nan la war a def il faut que état du Sénégal mu gën a mën a xoolaat gën a mën a saytuwaat li nga xamante ni moom moo di condition de détention yi dañ fa nekkee comme ay xar Père Moustapha Diakhaté gis naa ko mu génn di wax naan li tax yërmande du wàcc Sénégal c'est parce que doomu aadama yi foofu nañ fa nekkee ak mbugal ak condition ba ñu nekkee soo toogee ñu lay wax naan laan rëbës ba ñu koy tabax dañ ko tabax parce que tubaab bi ay fas la fa doon denc soxna Ruba fu ñu doon denc ay fas nga jël ay doomi aadama di leen fa dugal mbugal weesu na lii ci tàngoor wi nga xamante ne ni noonu la mel ñuy tëdd ci paquetage dafa doon lu metti loo xamante ne état du Sénégal war na ko mën a revoir xool ci yan condition la leen di teg ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk ñu xam ne ñii ay bakkan la ñu yor gis nga fipp gii ñuy fipp di ko fipp nañu moytu mu jur leneen bis bu juree leneen rek bakkan yu bari dina rot waaye tamit su boobaa tamit génn gu bari dina am parce que dañuy dem ba nga xamante ne dañuy révolté wu te moytul ma ful bu révolté wu jëm ci sa kaw du ma ne kenn du leen téye waaye la cay rëcc njortees nañ ni dina bari ay Rawane na ko jàngatee moom ñoom waa camp pénal seen fipp bi ñuy fipp ndax condition yi ñu nekkee neexul oui d'abord di masawu di leen masawu ñoom ña fa nekk te di leen ñaanal suñu borom teggil leen seen i nattu bañ dellu ci seen i mbokk te bañ a defati dara lu leen di yóbbu foofu wala dara bañ a dal seen kaw boog ba di leen yóbbu foofu parce que en réalité du ñëpp ñu nekk prison tamit ñoo def parce que y a des innocents qui sont en prison ça c'est la vérité malheureusement beneen affaire mooy il faut qu'on se dise une chose prison c'est pas un hôtel donc boo fa demee conditions yi nga xamante ni lépp day daje mënta nekk mais nag y a un minimum quand même. Bien sûr. Voilà, il y a un minimum parce que ne serait-ce que par respect effectivement à l'humain, il y a un minimum. N'est-ce pas? Parce que en réalité, dañu ne maison d'arrêt et de correction. Léegi nag maison d'arrêt et de correction pour man waroo faa jógee tawat. Parce que en réalité, il y a beaucoup de personnes yoo xamante ni conditions yi ñuy nekkee prison moo tax bu ñu génnee dootu ñu amal sax seen bopp njariñ. te pourtant mën naa fekk ne sax duñ doon ay mag de. xam nga kuñ tëj peine bu yàgg. nga dugg prison am 30 ans génn am 60 ans kooku mën nañ xam ni peine bee yàgg ba nga génnee nga bañ a mënal sa bopp dara mais ñu tëj la prison 2 ans 3 ans nga génn mënatuloo sa bopp dara parce que tawat nga fa tawat goo xamante ni après dootoo mën a jëriñ sa bopp doo mën a jëriñ sa njaboot te dañ laa yóbboon foofu pour corriger la man pour man loolu da nga faillir sa mission yow mi nga xamante ni yaa waroon corriger kooku parce que la mission n'est pas de le rendre malade voilà maintenant loolu nag li koy indi mooy comme on dit conditions yi nga xamante ni moo nekk ci kaso yi deux volets nag moo ci am il faudrait que régime bi fi nekk mu saytu lan la ñu def ci loolu pour changer ces conditions là boobu ba tey en plus de loolu bu ñu saytoo loolu ba pare lan lañ ci war a def pour que loolu conditions yooyu mën a changer parce que en réalité man dama dégg ci l'ex-ministre de la justice mu ne effectivement le régime de Macky avait dégagé une enveloppe de 260 milliards su ma juumul pour dem ci barab yi nga xamante ne ay barabu attekaay la ak ay barabu détention pour tabax donc loolu mi ngi ko joxee information ci bi muy tontu ne dañoo jaay rëbës dañ ne 8 milliards lañ ko jaayee te Ousmane Sonko waxoon ci campagne bi ne ndax yëg ngeen jaay nañu rëbës te 8 milliards lañ ko jaayee te alors que mënoon nañ ci am sax 40 bu dee dañ koy jaay donc il s'est avéré que nee nañu jaay ñu ko en fait jaay ñu ko étranger entre guillemets mairie Dakar Plateau lañ ko jaay à 8 milliards mais quoi qu'il en soit ça a été annulé et tout maintenant je pense que effectivement yow su fekkee ni dañoo dégager un budget aussi une enveloppe aussi énorme que 260 milliards pour tabax effectivement ay maisons d'arrêt ak ay lieux yoo xamante dañ fay mën a atte pour man aujourd'hui ne serait-ce que dans la région de Dakar conditions détenus yi waroon naa mën a améliorer parce que plus de 200 milliards du ay caaxaan xam la donc tey yow idée ba nga amoon pour jaay rëbës su yeggoon ba nga joxe rëbës ña nekk rëbës foo leen di yóbbu loolu anam où cet endroit bi nga xamante ne tey bu ñu joxewoon rëbës ba war a génne détenu yi foofu la ñuy yóbbu voilà man pour man il faudrait que premièrement que l'État def diagnostic
xool li ñu jot a def effectivement ci alal ci loolu pour améliorer conditions détenus yi fan lañ ci toll li ci manqué ñu trouver ay solutions très rapidement pour apporter ci ay solutions. Beneen affaire mooy il faudrait que également ci au niveau de la législation même au niveau du droit au niveau de la loi maanaam les réformes yi nga xamante ne moom lañ prévoir ci justice bi il faudrait que ñu xool yi nga xamante ni soxlawul te loolu sax président Diomaye Faye doon na ko wax yi nga xamante ni soxlawul du engager ay fonds de l'État très rapidement ñu mettre ko en place yeneen yi nga xamante ne nag day engager ay fonds jéem a xool effectivement naka la ñuy trouver fonds yi pour améliorer pour indi ces changements bokk na ci l'histoire du juge des libertés parce que procureur bari na doole mën na laa téye yóbbu la instruction fekk na li mu lay toppee sa criminel amul limite mën na la faa téye lu yàgg d'ailleurs loolu ça a posé le débat plusieurs fois ci instruction criminelle yi est-ce que duñ ko limiter à 2 ans ou bien à 3 ans nga xamante ne boo defee sa instruction pendant 2 ans 3 ans mënoo trouver dara nag pour man waaj mën nga koo ba mu dem ñibbi këram ba boo gisee fait bu nouveau nga indiwaat ko ci dossier parce que n'importe quel dossier tamit bu ñu tëj bu dul amnistie tam mën nañ koo tijjiwaat bu fekkee dañ cee gis un fait nouveau n'est-ce pas donc pour man effectivement loolu lu ñu war a saytuwaat la mooy instruction ni mu guddee mooy effectivement tout simplement li nga xamante ne moom la ñu waxtaanee woon ci assises de la justice bi ñu jéem a xool très rapidement nan lañ koy mettre en œuvre nga xamante ne tey bu la procureur jàppee keneen dina juger effectivement la possibilité de te libérer ba nga war a taxaw ak yu demee noonu n'est-ce pas donc beneen affaire outil instruction yi ñu saytu ko ba nga xam ni nit du yàgg prison pendant des années ñu naan la defoo dara dama ñibbi sa kër yooyu yëpp ci ay kii la c'est-à-dire problématique bi dafa complexe dafa bari léegi nag ñi nga xamante ni nii en ce moment ñi nga en prison li ñuy wax effectivement muy ay conditions de détention loolu man li ma ci jàpp rek mooy que ni il faut ñu désengorger te pour ñu désengorger il faut qu'il y ait d'autres bâtiments il faut moom yeneen prison nga xamante ni tey bu ñu la jàppee mën la yóbbu foofu bu fii 10 war faa dugg 10 dugg parce que Rebeuss en réalité gars yi souvent ñu rappeler loolu dañ ko tabaxoon pour ay face affaire yooyu mais bâtiment la rek bâtiment la c'est-à-dire tey dès l'instant que effectivement ñu réformer ko ba mu war a mën a nekk prison nombre ba fa war a nekk bu fa nekkee problème du am mais problème bi mooy dafa surpeuplé yow chez toi même nga xamante ne da ngay jël sa tous les conforts yi nga xamante ni ñi ngi nekk à ta disposition nga def ko sa kër ña fa nekk bu ñu baree nga xat à plus forte raison prison nga xamante ni c'est pas du hôtel wala boobu bu dee hôtel moyen nangam la n'est-ce pas donc il faudrait que à chaque fois que autorités yi gën a bàyyi xel loolu xam ni effectivement c'est un passage yóbbuwuñu leen fa de façon définitive dañ leen fa yóbbu pour un moment déterminé par rapport à une faute boo xamante ni jàpp nañ ne dañ koo def vis-à-vis de la société ñu yóbbu leen fa pour un temps déterminé mën nañ fa jóge soppeeku ba mën a jariñ réew mi jariñ seen bopp donc loolu mooy sax butu maison d'arrêt et de correction voilà donc man pour man daal loolu moom waruñu sax seetaan muy prospérer très rapidement war nañ dem gisante ak ñoom parce que tëj la kaso rek angoisse bi ci nekk psychologiquement c'est très dur boo ci bëggee